Amis téléspectateurs yu La Dépêche TV amis téléspectateurs yu Kajoor Actu TV asalaamaaleykum daleen nag jàmm ci seen nouveau numéro bu campagne électorale tey nag au sommaire dinañu wax ci mouvement bi nga xamante ne mooy mouvement gëm sa bopp dirigé par Mouride Ndiaye bi nga xamante ne kon mi ngi ci terrain bi mais également dinañu wax ci li nga xamante ne mooy Yewwi Askan Wi ñoom nag kon ak ki nga xamante ne mooy Birame Souleye Diop mi nga xamante ne booba léegi mi ngi ci terrain bi ak lan lu yees la indi ci li nga xamante ne mooy journée bi nga xamante ne amal na ko niki démb mais itamit bu ñu paree dem ca Chérif Lo foofu nag dinañ fa fekk ki nga xamante ne mooy Thierno Gueye lan la wax ak askanu Chérif Lo loolu yëpp ci biir faram-fàccee lay doon kuñ ci fas yéene àndal mooy Bintu Mangassa mi nga xamante ne moom ba léegi la ñuy àndal ci li nga xamante ne mooy seen journal de la campagne ñu tuddee ko campagne électorale Bintu asalaamaaleykum. Mouhamed Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci Kajoor Actu ak La Dépêche TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci seen beneen numéro émission campagne électorale comme ni ko Mouhamed Diop waxee tey ñu ngi demaat seetiwaat yeneen candidat fas yéene ñëw indil leen ko fii ci seen émission campagne électorale. kon soxna Bintu campagne li nga xamante ne mooy débat yi li ñuy def rek mooy sóobu ci li nga xamante ne mooy développement yi ni leen ko waxee ci sommaire yi mesdames et messieurs dañuy wax ci li nga xamante ne mooy coalition gëm sa bopp ak ki nga xamante ne mooy Mouride Ndiaye jiital mouvement M3D moom nag kon dem ci bannière gëm sa bopp ak kon ki nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany moom nag la mu def mooy visite de proximité foofee nga xamante ne mooy randu leen dem seeti askan ba fay yeewoo ngir waxtaan ak ñoom ci caravane mais tamit saafonte ak ñoom ci li nga xamante ne mooy kon li nga xam mooy programme bi nga xamante ne kon lii di waa gëm sa bopp bëgg nañ ko amal ci li nga xamante ne mooy local yi moom nag kon li nga xamante ne rek def na ko mooy recueillir ay avis favorable ci li nga xamante ne mooy population yi moom nag ñu fàttali nii dañ ko investir ci li nga xam mooy commune bu Thiès Ouest soxna Bintu lan lañ mën a jàpp ci kon caravane de proximité boobu. caravane boobu Mouride Ndiaye doon amal instant yi ñaawlu na le fait que yenn politiciens yi di jënd xelu nit ñi pour mën a gagner te moom aussi mu ngi aartu di wax ni moom yàgg na dem sur le terrain du campagne électorale rek moo ko booleeg nit ñi te aussi mu ngi wax ni incha allah le 23 janvier ca ngoon bu gañee commune bii di Thiès Ouest fas yéene naa liggéey pour ñoom kon donc ñu dem seetaani kii di Mouride Ndiaye dellu si waat ci suñu plateau. bu jaaxle woon na sa xel dal ku meroon na nga bëgg tey bu doon jooy ngala noppi Sénégal dina changé bu jaaxle woon na sa xel dal ku meroon na nga bëgg tey bu doon jooy na nga noppee waaw Bougane Gueye ñëw na jox nga ñu déggi ba mu doy ñu gëm sa bopp 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 kaay tamit 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 suñu micro te macha allah nee na dina ñëw defal ñu saabu bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen. des na yeneen. ñun ñu jox ñu xaas ñun. jàngal ni ñu amee xaas mënuñu ko gënal. dëgg la waaw gëm sa bopp. gëm sa bopp jox ñu koppar nii. jàngal ni ñu ko amee. moo ñu gën a fuuf jox ñu xaalis. waaw dëgg yàlla danaa gën sax jox ko ordre gel. ñu ngi ni bitel baa ngi nii. effectivement ñooñu ko jàngal lañ ñëw jàngal ñu ordre gel jàngal ñu saabu. dañuy dañuy jàngal ak yeneen ak yeneen ak yeneen. kon kii mooy gëm sa bopp bu ko waxee wax dëgg la. waaw effectivement waaw suñu bopp ay suñu bopp lañu. ñii ñoo dëkk. xam nañu baax ñu gëm suñu bopp lañu. waaw ñaar ñu taxawaale wu ñu dem na fenn liggéey la xam te loolu jàpp bu ne jàpp na jàpp na xam nga looy def itam commencé ko ci sa famille te fii ñun ñëpp benn famille lan parce que ñii du ñun duñu lu dul génn kër parce que gis nga xale yi nii suñ génnee suñ dajee fii ci mbedd mi xale yëpp la ñuy bokk di jubbanti parce que su ci kenn tànkam méttee ñun ñëpp ñu yëgandoo kon nag suñu amee suñu teraanga fii la ñuy tàmbalee ci yéen lii moom lii daloo suñu warugar lañ def
il faut ñu def ko waaw mi nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen yëf la yéen a ko moom boo da nga gën a gi bagaan nga dana mi ko waa takku liggéey de sant na la gërëm te bu solo yàlla dina ko wax Mouride Ndiaye mii nag la investi Mouride Ndiaye mi am na boo xam ne kër gi defal gi ñoo moom lañ nekkoon effectivement loolu tax keroog gisul woon sax exactement li ñuy xool ci télé bi mu koy jëriñ doomu aadama yi effectivement muy ñun ñëpp pour jullit yi dañ ci gën a kontaan jàppale ko bu gënee ci moom yal na ko yàlla jox yal na ko yàlla jox yal na ko yàlla ci soo amee ñun dinañ am incha allah ndax li ngeen jàngal ñu ne fay de 10 000 francs daan lañ bëggoon a fay kuñ ko jàngal ñaari gindi waaw ko lañ bëggoon a fay kuñ jàngal ortelu kese nag waaw machine bi la bëgg nañ ko machine bëgg nañ ko kay incha allah dañ ko ñëw savon bi aussi tamit dafa am moom tour bu muy continuer rek mais savon bi si kàttanu yàlla danañ ko def machine bi daal bëgg nañ ko machine bi waaw incha allah incha allah nañ ko suñu avec bi jeex na ci kàttanu yàlla nga yóotu yàlla nañ ci jot allahumma amin ya rabbi amin ya rabbi allahumma amin ya rabbi Jóob laa sant alhamdulillah sa gàmmu laa ah kay sama gàmmu ga yàlla nañ si jot allahumma amin ya rabbi allahumma amin man maa ngi tudd Serigne Mouhamadou Fatma Ndiaye mais ñu gën ma xam ci Mouride Ndiaye ma représenté la grande coalition Gëm sa bopp au niveau de la commune de Thiès Ouest waaw question bi nga proposé léegi nii par rapport aux proximités man yaakaar naa ne damay wax ni ñun dañuy tàngal ceeb bi rek mais fekkoon na ceeb bi ñor na ba noppi waaw ndax bi ñu commencé proximité yaakaar naa ni boobu taxawagun sax di wax élection ndax gëmoon nañ ni ci kàttanu borom Tuubaa mi nga xam ne yaakaarul na lu dul moom jàppoon nañ suñu investiture dana jàll te boobu ban ciy dox di liggéey pour la commune de Thiès Ouest ànd gunu woon ak président Bougane Gueye boobu ñu ngi liggéeyoon ci suñu mouvement muy mouvement M3D di mouvement dogu dëggu dëggal ba ni ñu àndee avec la grande coalition Gëm sa bopp mu investir nu fii à l'ouest waaw comme tu l'as si bien dit tu as parfaitement raison ñoo ngi ci proximité bi tey ji ñu nekkoon au niveau de Randoulène Nord booboog léegi nii noppalu wuñ ci benn yoon li Englishman yi di wax ne night and day ñu ngi woon ci liggéey bi waaw pour que maanaam ndam jëmee ci suñun ndax la réussite est au bout de l'effort xam ngeen ko xam nag moo tax ñu ni dinañ ñëw pas-pas nag yaakaar naa ni moo ëpp solo bu ñu xoolee xare Badar yëfar yi ñi ngi nekkoon 124 000 jullit yi nekkoon 313 mais bi victoire di am ndam di am jullit ñi yóbbuwoon ndam li pas-pas moo leen ko yóbbuwoon kon ñun gars yi ak seen i 4-4 gars yi ak seen i 500 000 gars yi ak seen i 1 million ñun loolu dundaluñu xam nga lu ñu dundal askan wi ñuy ñëw ak discours yi ñuy jëmale si ñoom muy discours u dëgg yaakaaraa ni ku yaakaaroon ni yow wóolu nga sa bopp ku yaakaaroon ni am nga bilan bu baax aajowul ngay dem di jënd ci nit ñi ci ay 500 000 ki 1 million yaakaar naa ni da ngaa war a dem ci nit ñi wax ak ñoom waaye proximité bi boo toogee néew nga gis si ñoo xam ne ñu ngi dugg si biir kër yi ndax lu tax duñ dugg ci biir kër yi mooy jëfunu ko ci woon avant élection yi di ñëw sañ na noo yore nag seen i 4-4 yore seen i 8-8 romb si mbedd yi def folklore taal ay sono def caravane mais ñun moom ñu ngi si terrain yi ba lu ñu yàlla jox ñu jël olof dafay waxoo dafa am baat bu muy baaxoo di wax te ni jote balaa jote waaw nit ñi da nga leen di dem def approche ci ñoom bien avant que ngay ñëw di leen soxla ñun nag ku xam Mouride Ndiaye xam ni social la mos a doxee ku xam Mouride Ndiaye xam ni politique de développement la mujjee doxee lu jiitu it muy ànd ak président Bougane Gueye fekkoon na mu am liggéey boo xam ne moom liggéeyal na ko à sa propre personne pour que mënoon a am tey jii résultat yu positif yi mu am loolee nag yéen ñu nekkoon si terrain bi xëy na néanmoins tey jii doon na ñëw bu nu bett si yéen boo xam ni avertiroo leen defoo leen dara mais groupe yi tas nañ leen de telle sorte que ñun ñi ñoo fi nekkoon dugg fii mais bi ngeen nu dabee ci biir terrain bi gis ngeen résultat bi xam ngeen ni ñun ñi demoon nañ ci nit ñi lu jiitu tey jii ñu leen di soxla. waaw ñun bu ñu demee ba Sénégal ak ku xool population bi li ñuy dund xool jafe-jafe yi ñu nekkee ñu dem ba ci kii tout récemment dal na ma ci benn bâche boo xam ni ak cant la nga xam ni au lieu que candidat bi ñu investir ñëw pour def programme am mu ni du ma wax li may def mooy may naa nangami million ñi ma fi fekk jigéen ñi ma fi fekk mu ni loolu moom mooy discours am ndax loolu lañ yaakaar pour fal nit ñi ndax loolu lañ yaakaar pour soppi jukko yi dem nañ ba léegi jukko yi defe nañ ni nit ñi boo génnewul xaalis sax duñu ànd si moom tey ji am na réew yoo ko doon def loolu mu def noonu maanaam du ko tollanti ndax achat de conscience la dañuy dem di jënd nit ñi jàpp ni nit ñi am na léegi lu média yu ñu koy déggee ñu ni bëy sax moo leen ëpp njëg 10 000 francs 15 000 francs nga jaay sa ngor mandat bii ni jógee 7 ans lañ def au lieu de 5 ans tey jii su fekkoon ni réew mi nga xamante ne danañ jaar si yoon su 5 ans yi matee dañuy def délégation spéciale ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw wuutu fu ñooñu ba seen mandat jot ñu kii mais ñooñu dañoo continuer 7 ans 2 ans yeneen ñuy toog yoo xam ne askan wi ñoo ko moom ñooñu ñëw wëlbatiku tey jii
ñu àndoon ñu si bëri yaakaaroon na ni dana xeex ak Thiès ñun ñu ñëw ni léegi ñoom ñooy mburoog sow ñu dem ba tey jii aw xas la si ñun ku génn ni Thiès laa dëkk ñu ne la NT nga NT mooy nitu Thiès nitu Thiès boobu négativement lañ ko jël alors nitu Thiès mooy bañkat nitu Thiès mooy ku dëggu nitu Thiès mooy ku ragal yàlla nitu Thiès mooy ku gëm boppam mais nitu Thiès mooy ku gore tey gorele waaye nitu Thiès nekkatul koo xamante bi ni tey jii dañ ne sa waxi démb ak sa waxi tey soo ko peesee bokkul suñu yaakaar sëñ Abdoulaye daan wax naan nee na koo xam ne waxi démbam ak waxi teyam soo ko méngalee ñu doon benn wax nee na booy jàppal as gor a ngok waaye koo xam ne waxi démbam wuute na ak waxi teyam nee na soo koy jàppal ni kooku du ab gor waaye ñun ku ñuy àndal ci ngor la ñuy ànd ak yow ku ñu àndal ci jukko ju rafet la ñu ànd ak yow ku ñu àndal ci ay valeur la ñu ànd ak yow te képp ku ñu àndal ku ci la ñuy tàggalee gëm nañ ni si yow lay jugee ndax li ñu war a def danañ ko def te duñ la sonal ci dara ku dégg suñuy kàddu ak détermination bi ñu waxee sans trac cela explique largement que ni ñun amuñu beneen kii amuñu on a la conscience tranquille waaw on a la conscience tranquille par rapport ak lii nu liggéey ndax seul le travail paye quels que soient les résultats ñun xam na ni liggéey nañ te am nañ yaakaar ne yàlla suñu borom dana nu may ndam incha allahu rabbi dernier mot bi nga xamante bi ni mooy message bi ñuy joxe askan bi mooy nan jéem a gëmaat suñu bopp gëm ni changement bi du Mouride Ndiaye rek moo ko mën a def changement bi du président Bougane rek moo ko mën a def changement bi du ñun ñii kese moo ko mën a def mais population bi ñoom ñëpp ñoo war a mën a jug takku taxaw ngir un changement am du changement yu ñuy wax changement mais un changement radical boo xamante bi ni ñii ñu jox dañ leen di fokkatil woon leen ni kat ñii ñun lii leen joxoon ñoo koy moom loolu nag li koy mën a defee weesuwul carte yi te xeex bi it nekkul xeexu kenn nit kenn ku ci nekk na forcé ñu nekk ci sa biir kër ñu jug voté ji te ku ci voté ba pare na nga sécuriser sa vote na nga ko topp ba bureau de vote yi di tëjee buñ fa jugee nan xool te ñenn ñi nga xamante bi ñoo xam mandataire la ñoo xam ñiy siège si bureau yi ñu leen joxe waat appel PV yi ku ci nekk fotol say PV nga envoyé ko na ñëpp vigilant na nit ñi yor seen i portable ku ci gis doxalin bu nga xam ne yaakaar na ni lii du doxalin bu gën nan ko filmer tas ko ci réseaux sociaux yi ñu dénoncé loolu ba nu xam ne ñun ñuy taxaw nañ temb ngir li nga xam ne moom moo nekkoon suñu moomeel te ñu bëgg ko saax-saaxee ñu jëlaat ko delloowaat ko ci loxo yu set incha allahu rabbi mu nekkoon Mouride Ndiaye kon jiital coalition gëm sa bopp foofee ci Thiès Ouest lu ñuy def mooy wax ci li nga xamante ne mooy Yewwi Askan Wi la grande coalition Yewwi Askan Wi ak ki nga xamante ne mooy Birame Souleye Diop investi ci commune bu Nord moom nag la mu wax mooy ci wàllu éducation ak li nga xamante ne kon mooy jafe-jafe yi nga xamante ne kon école yi nga xamante ne ñoo nekk ca zone nord boobulee ñu ngi koy jànkuwanteel système double flux bokk na ci classe multigrade bokk na ci ba tax leneen li nga xamante ne rek mu ngi koy nakarlu mooy manque d'espace foncier bi nga xamante ne kon am na fa li ko waral nag di ñi nga xam ne mooy promoteur immobilier yi nga xamante ne bintu ñoo daal di rek accaparer li nga xam mooy suuf si ba école mënatul am ci zone yooyu la. waaw Mouhamed te bi pa kii di Birame Souleye dafa ñaawlu le fait que ñuy jël terre yi di ko jox ay promoteur immobilier te nga xam ne espace yooyu ñu leen di jox mën na servir ñu def ci ay bibliothèque wala boog ay centre sax culturel te aussi mu ngi wax ni bokk na ci programme am incha allah bu ñu ko defee maire dina récupérer waat terre yooyu yëpp ñu jël jox ay promoteur immobilier fas yéene koo def ay bibliothèque ay centre culturel jënd ay manuel lépp pour jox ko bu ko defee ñu dem teewlu kii di Birame Souleye dellu si waat si suñu plateau. waaw salaamaaleykum mbokki Thiès Nord fii ñu nekk nii mooy école Petit Thialy école bi nag moom ku ñu wax ni sa doom fi lay jànge war ngaa tiit war ngaa ragal moom xam naa ni du xam-xam lañu fi jàngale c'est plutôt ay feebar lañ fa war a mën a jëlee pour une école publique sénégalaise bu ñu wax ni dañoo war a créer le meilleur sénégalais le meilleur citoyen te ci école lañ koy former loolu nag c'est un constat global parce que ñun gis nañu ni ci commune bu Thiès Nord am na 6 CM ak 18 écoles élémentaires mais préoccupation fondamentale yi ñu ci am mooy seetlu ni écoles yi quasiment presque li ci ëpp ñu ngi dox ci système double flux bu loolu weesoo tamit solution yi ñu bëgg a proposer ci loolu mooy des constructions en hauteur parce que parfois écoles yi amatuñu possibilité d'extension en largeur ou d'extension en longueur lu mel ni boo demee Madina Fall fii am na fa. beneen bi mooy y a pas suffisamment d'écoles parce que système double flux bu fekkee ne dañoo dem ba xalaat
construire en hauteur c'est parce que li ñu waroon am possibilité tabax yeneen école amatul ndax les promoteurs immobiliers accompagnés par des autorités ñooy nangu suuf si waroon cee def ay école waroon cee def ay infrastructures scolaires ñu préférer jaay ko pour ay dëkkuwaay loolu doon na ay préoccupations ñun nag ci biir solution yi nga xamante ne bi gannaaw tabax en hauteur bëgg nañ ko indi bëgg nañu renforcer par des cours maanaam jël ay répétiteurs yoo xamante ni dinañ jëlaat xale yi di leen renforcer ci ay cours bëgg nañu indi comme autre solution les manuels scolaires commencé waat di ko joxe gratuitement en distribuant également cahiers yeeg bic yeeg livres yi bëgg nañu en même temps créer benn centre de reprographie maanaam centre de reprographie njëriñam mooy tous les ouvrages scolaires yi nga xam ne dafa yàqu jëriñoo wuñ ko amoon na fii dans le cadre d'un projet bu fi existé woon qui n'a jamais débuté d'ailleurs ay jeunes yu ñu formé woon pour ñu liggéey ci loolu municipalité bu Thiès Nord décidé na bu fekkee ñun ñoo falu danañ leen jëlaat indiwaat leen dans le cadre du centre de reprographie nga xam ni examen devoir composition du soxlaati enseignant di laaj parents d'élèves muy cotiser le centre va produire tout ce qui est documentation pour les examens pour les devoirs et pour les informations nécessaires aux élèves et aux enseignements donc ci wàllu woowu li ñu ci bëgg a wax mooy njàng mi qualité bi dafa wàcc donc li ñu bëgg a indaale mooy le culte de l'excellence dañuy jël un comité d'experts composé d'enseignants composé de parents d'élèves composé d'inspecteurs de l'enseignement mais composé également de personnes qu'on aura choisies yi nga xam dañ leen tànn ci biir municipalité bi ci dëkk bi ñu mën a toog ñu définir conditions yi tax ñu mën a tànn école bi gën a xarañ jàngalekat bi gën a xarañ wala njàng élève bi nga xamante ni bi moo gën a xarañ ñu jox leen nag ay subventions ak ay bourses ci wàllu woowu pour jàppale leen ci bëgg nañoo indiwaat cantine scolaire ndax dañoo seet ni xale yi la pauvreté dafa toll foo xamante ni fii ñëw toog ci école ndekki wala añ ba suur jafe na fu mu toll nii dañoo bëgg dellusiwaat nag loolu ci école bi ñëw dimbali jeunes yi sunu doom yi nga xamante ne ñoo nekk ci école yi ñu mën a di lekk ci biir école bi pour liñ leen jox ci xam-xam ñu mën ko jëfandikoo. ngeen doon taataan ki nga xamante ne mooy Birame Souleye Diop doon wax ci wàllug éducation njàng meek njàngale mi lu ñuy def mbokkee xarit yi mooy dem ca gare routière jël oto daal di jublu foofee ca commune bu Chérif Lo fa kañ fa fekk mooy Thierno Gueye la ñuy wax bokk na ci mbirum suuf ak ki nga xamante ne moo fa teewal kon Yewwi Askan Wi la mu wax bokk na ci ni kon bëgg nañoo teewal askan wi foofee ca li nga xamante ne mooy municipalité yi ngir mën a xeex li nga xamante ne mooy jafe-jafe suuf yi nga xamante ne commune bu Chérif Lo am na ko Bintu. waaw mu xam dañuy ñëw sax ci loolu parce que instant yi mën nañ ni litige foncier dafa bari fii ci Thiès rawatina ci foofu noonu di commune Chérif Lo te aussi mu ngi ñaawlu le fait que ñi nga xam ne ñoo fi toog jël suufu Chérif Lo bi di ko jaay ñu mu leen neex te buñ continuer nii sax ña dëkk ci Chérif Lo sax duñu fa mën a am suuf maanaam dinañ dëkk ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee fa buñ bëggee ay suuf dañuy génn foofu te nee na buñ ko joxee mairie bi incha allah dina fas yéene delloo suuf si ñi nga xam ne dañoo juddoo Chérif Lo ñu delloo leen suuf si bu ko defee ñu dem teewlu kii di Thierno Gueye ñu paree dellu si suñu plateau. yàlla yokk seen sutura parce que bu fekkonte ne am na lu ñu bëgg kon coalition bi du taxaw keroog ba ñu toogee di waxtaan dama ne ànd gor rek a neex waaye na fekk gor yi ko seq xam kenn ku ne xam ne sa morom gor la mais man xam naa ne ñoom ay gor lañu te incha allahu rabbi suñu yàlla defalee sutura commune Chérif Lo dina xam ni ñii fi nekk seen i jaam lañ doon te ñun nag suñu objectif moo nekk jaamu commune Chérif Lo leneen li ma ciy dolli te foofu laay jeexale Ousmane Sonko dafa wax benn baat bu am solo mu wax ni nous devons combattre le système ma ni système bi de yaatu na te d'accord naa ci ak moom bokk naa ci ak moom gis-gis ñu jàpp ni système bi homme politique yi la ma ne bari waa na koo gis mu yor kurusam te ci système bi la bokk bari waa na koo xam ne mu nga ca këram di xiddamtiku naan politique safuma te ci système bi la bokk parce que xam nañ ni bu nit ñi jubee réew mu jub la ñu daan am dootuñu ko am parce que gars yi dañuy fatt bunt yi ñu bëri nag loolu lañ comprendre moo tax ci commune Chérif Lo am na ñoo xam ni seen souhait nekkul li coalition Yewwi Askan Wi gagné élection yi parce que xam nañ ni bu Yewwi Askan Wi gagné élection yi dootuñu génn seen kër kenn du leen exclure nag waaye lañ daan am bu ñu ko mérité wul duñ ko am il faut dire la vérité ku nekk boo koy jox da nga koy jox lu mu mérité ñun d'accorduñu ñu jël suñu suufu askan wi di ko sédd ay nit
nous disons non d'accorduñ ci te ñun li ñu gëm mooy la coalition bu gagné dina am audit foncier dina am état des lieux kuñ ci jox suuf am na ñu ko bëgg lu dégg nag mais dama koy nodd dama ni ñun li ñu gëm les terres de Chérif Lo doivent revenir aux populations de Chérif Lo suuf suñ ci jox nit mais boo ko amee ci yoon yow boo tëddee sa gannaaw bandal soo ko amul ci yoon di nga ñu wax yan preuve nga am ak ku la ko jox ki la ko jox ci ban anam la ko joxe parce que le conseil municipal est le seul organe habilité à faire des délibérations bépp ndogal boo xam ne dañ ko war a jël ci turu askan wi war nañ ko yóbbu ca mairie ba conseil yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkal askan wi parce que ñooy jaamu askan wi dañ koo war a saytu dafa am des règles de procédure suuf kenn amul sañ-sañ xëy jox ko nit te jaaruloo ko fi nga ko war a jaar tey jii boo demee boo ñëwee Ndiassane wax nañu ma ni boo demee ci kër yi jeunes yi ci bari amuñu ay parcelles yu ñu dëkkee waa Ndiassane bëgguñoo jóge Ndiassane fii lañ bëgg a dëkk waaw fi nga dëkk nag sa teraanga bi nga soxlawoo boo ko fi amul foo jëm te beneen bi war nañu dagg suuf si suuf kenn du ko jaay boo bëggee parcelle da nga war a formuler une demande ñu jël ko jox ko le chef de village mu dajale demande yépp teg ko ci loxo conseil municipal bi mu nekk une justification valable ñu dagg ko parce que dañoo war a dagg dëkk yi dañuy màgg suñuy màgg tool yi sës ci taatu dëkk yi la ñu war a dagg bari waa na ñun tey foo dem bari na ku dëkk ci kër ga nga dëkk du sa toolu baay toolu baayu jàmbur la ñu dagg jox la ko nga dëkke kenn ku ne ne boo sukkee ci sa suuf musiba am na ku ñu ko jooy ci benn dëkk fii ba coow ñu na fa jib keroog nekku leen fa à Kër Xaalis Sarata on a posé le problème ñu ni leen on a d'autres possibilités d'activer des leviers étatiques pour loolu am maanaam am nañ yeneen pexe yoo xam ne mën nañ jaar ci état bi dëkk yi ñu war a dagg ñu dagg ko te mi ngi suñu programme parce que dañu ni bu ne war na am parcelle bu mu dëkkee te bokk na ci suñu combat le cas de Thiawoune Bambara ñun bi ñuy xeex Thiawoune Bambara xamuñu ne woon maam bu moom suuf si Assane Ndiaye ñun bi ñuy xeex Thiawoune Bambara di xeex Chérif Lo di xeex feneen xamuñu ne woon maam bu moo ko moom quelque temps après ils se sont rebiffés ñu jug taxaw ñoom def un collectif def le collectif xam naa ñi ci nekkoon xam nañu ma xam naa leen wax la restitution des terres à Mambou Mambou am na ko ba fële ca Saint-Louis parc de Djoudj suma juumul kon question bi du problème mu dëkk bu ñu nangu ku ñu nax gars yi dañu ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi la ñu wax boo bëggee defar dëkk bi même boo dëkkee ci dëkk bi te jubuloo te amuloo xam-xam kenn waru la dénk ak ku la mën a jur nag maam bu njub la woote parce que dafa jaamu boroomam fii ci Ndiassane ba yàlla fekk ko fi tey ak ku mën a taxaw mënoo ko xañ cër bi mu am yal na yàlla yokk ay leeram ñun ñooñu ñooy suñu inspiration parce que nag dañu am fu ñu jokk waaye fa ñu jokk dañu ni ku mu mën a doon ak ku mën a fu mën a jóge cër bi nga ko war a jox na nga ko ko jox kon ñun suñu inspiration mooy ñoom maam Cheikh bu Mouhamad Kunta ñoom Cheikh El Hadji Malick Cheikh Amadou Bamba Limamou Laye ak ñeneen ñu mel ni ñoom kon les questions d'enjeu dans la commune de Chérif Lo dépassent nos appartenances étatiques ethniques wala culturelles wala culturelles affaire bi du tarixa sàngam laa bokk du ni kër sàngam laa bokk du ni dëkk sàngam laa bokk mais mi ngi ci est-ce que dëgg gi ñuy wër yow yaa ngi ci te ñun gëm nañ ñi ñoo ngi ci du ñu leen wor moo tax fu ma dem dama koy wax dama ni bu ñu ko yàlla nammee jox te lu taxawu commune Chérif Lo yàlla bu ñu ko yàlla jox ñun xam nañ li leen di métti la commune de Chérif Lo les jeunes ñun xam nañ les enjeux développement durable la ñu wax parce que dañu ni mag ñi seen wàllu wéy na ndaw mooy taxawu réew mooy taxawu péncam mag ñu ci bëri bu ñuy sonn seeni doom a tax waaye ñoom itam war nañoo xam au même moment waruñu topp seen intérêt tey ndax dërëm te suñu penc yi loolu yàq na ko ndaw ñi bañ leen te bu ngeen di bañ wut leen ñoo xam ni seen taxawaay
dana jël en compte yéen seen i aspiration seen i bëgg-bëgg te mooy la coalition Yewwi Askan Wi parce que ñun li ñu gëm yéen ñii dañ leen a war a taxawu sport baax na mais sport du dund ñi ngi leen di nax football beeg nangam ak nangam nawetaan loolu du développement mooy ngeen jàng am seen i diplôme am insertion ñu dugal leen ngeen liggéey mais ñun li ñu gëm la commune de Chérif Lo waroon na mën a abriter au moins ñaari tool yoo xam ne comme exemple bu nekk ci Toro Bara Tall bi ñun loolu la ñu gëm parce que di nga am suuf amuloo les possibilités financières amuloo les intrants nga mën a am des promoteurs yoo xam ne dañ laa ne ñëwal ñu signer un partenariat gagnant gagnant mën na nekk. Khalifa mi ngi ñuy jox benn exemple fële ca Gelog Pël ah Khalifa du Gelog Pël fële ca wetu raw ah jox nañu benn exemple ay suñu ñaari mbokk pël yu fa nekk ñoom dañu yor ay jur yu ñu yor fexe nañ ba tey tubaab yi nga xam ne dañuy jóge bitim réew bu ñu ñëwee ci dëkk ba fromage sax dañ ko fay defaral boo soxla waa lépp lu dellu ci meew et ses dérivés maanaam meew ak lépp luñ ci mën a def mën nañ ko defar foofu mu ni dëkk ba loo soxla am na fa parce que ñooñu ay patriotes lañ ñooñu dañoo gëm seen dëkk moo tax ñun ñu jàpp ne bu ñu amoon ñaari tool yu mel noonu war na mën a absorber le taux de chômage dans la commune de Chérif Lo parce que ndaw ñu bari tey ñi ngi taxaw waxuma nag ñaw ñi nga xam ne dañuy topp ci gannaaw gars yi di yappari bu ngoonee ñu jox leen 2000 francs ñu yaakaar ni ñooy rey golo ga fekk dañ leen di utiliser waxuma yooyu ndaw man ndaw ñi may waxal mooy ndaw ñi nga xam ne dañoo jàng am conscience am jom di sonn waaye système bi noot leen ba amuñu liggéey yooyu ndaw laay wax kon ñun dañoo jàpp ni bu ñu amoon ñaari tool ci commune bi signé partenariat mu nekk bail maanaam ñu loué suuf si ñoom mën nañ cee am ñun ñu am ci benn suñu doom liggéey ci suñuy jigéen di ci liggéey di am lu ñu def seen poche commune bi am lu mu ciy gagné duufal budget bi Madiaw tudd na sànq le budget de la commune de Chérif Lo ci principe bu élaboration y a ce qu'on appelle le principe de la sincérité bis bu ne ñu ne budget nga jël xaalis dugal ko ci benn secteur te fekk na warul dem foofu tey jëlal ñaari fait y a le fonctionnement et l'investissement je pense fonctionnement ça tourne autour de 338 millions ou 28 boo jëlee investissement ça tourne autour de 327 millions kon fonctionnement bi moo ëpp parce que ñoom li nga xam ni mooy jàppandal ñoom seen nekk ci ca biir mairie ba loolu la ñu gën a fullaal ka jafe-jafe askan wi njàng mi suñu école yi ci bëri tey jii war nañ leen a mën a accompagner outiller leen en ordinateur parce que fi jamono toll ku jàngul informatique jàppal ni jaahil nga loolu xarale yu bees moo ko andi ñun nag ñu ni bëgg nañu école yi ñu accompagner leen en outil informatique beneen bi ci des dëkk bu mel ni Ndiassane jaadu na salle multimédia haut de gamme ñu mën ko def Ndiassane au niveau du collège parce que Ndiassane dafa am lu mu représenté ci commune bi waxuñu ko pour faire plaisir à personne dañ ko wax parce que loolu la ñu gëm parce que maam bu moo ko fi liggéey ñun itam gëm nañu ni war nañu améliorer le cadre de vie tey boo ñëwee Ndiassane war nañu sax ñu gis fi ay palmiers mën na nekk war nañ fi mën a def ay dattier ay tàndaram mën na nekk war nañu mën a aménager des poubelles publiques tey ku yor sa mbalit boo ñëwee Ndiassane boo ko bëggee sànni di nga am foo ko mën a sotti te loolu ci responsabilité mairie bi la parce que question d'assainissement la te ñun boole nañ ko suñu programme bu ñu ko toppee nit ñi dinañ ñu jéppi nit ñi sonn nañu beneen bi ci des soxla yaa ngi suñu kanam yeneen i jotaay ngi ñëw bëgg nañ fi jaaraat suñuy dem ci yeneen i béréb li ma bëggoon a wax temps bi duñu ko may te li ci ëppoon solo suñu mbokk yi wax nañu ko pour wax ñépp rek ni waa coalition Yewwi Askan Wi laaju ñu commune bi rek pour laaj ko dañ koo laaj teg ko ci gëstu
gëstu boo xam ne moo jur programme bu cohérent boo xam ne suñu leen joxee commune bi mën nañoo génne askan wi ci guddo gi nga xam ni moom la Ousmane Souf Sarr dugal ak équipe bu incompétent bu ma àndal. leneen li ma ci doon mucce te foofu lay daanale mooy bari na koo xam ne mi ngi coow te jëlewul carte électeur am dafa may teel de coow li lu mu bari carte mooy fal mooy folli wax naa ko bërki démb soo demee ca mairie ba carte ya ma nga fa te li ma mën a waat ku ànd ak ñoom jot nga sa bés parce que dañuy taal seen oto yóbbul la ko ku àndul ak ñoom buñ ko njortee boo ko soxlaa doo ci jot kon est-ce que duñ dem jëli suñu carte yi est-ce que am na fii koo xam ne bind na te jëlagul kartam am na fi kon ku ko amul boo demee ca kër ya ku ci am sa doom bu bind te jëlagul kartam nga ñaax ko mu dem jëli ko vote bi nag liñ ci wax duñ ci dellu siwaat mais damay leeral lu am solo mooy ñun bu ñu amee conseil municipal bi am la conseil départemental lu askanu Chérif Lo yeeyoo ca Tivaouane dina ci jot ndax góor gi jàmm mi fi nekkoon xam nañu ko xam nañ yéenam xam nañ itam ñun li ñu yëngal moo ko yëngal ba mu am taxawaay bi mu am. mu nekkoon Thierno Gueye moom ngeen doon déglu noonu mooy kon candidat Yewwi Askan Wi ci commune bu Chérif Lo doon kon wax ci li nga xamante ne mooy problème mu suuf dégg ngeen ko noonu de élément boobu mbokki xarit yi mooy kon tëj sunu kon émission bi ñi nga xamante ne mooy campagne électorale Bintu ñu ngi ci cappaandaw émission bi. waaw comme niñ ko doon defee saa su ne rek toppal nañ leen candidat yi ci fépp fu ñu leen mën a fekk ñun tooguñu Thiès rek commune Thiès yëpp ak département yëpp ñu ngi fa fas yéene leen a indil candidat yi ak seen programme yi nga xam ne ñoo leen ko kon nag ami internaute de Kadioractu TV et la Dépêche TV on vous remercie et on vous donne rendez-vous demain incha allah ci beneen numéro campagne électorale Mouhamed merci. Bintu balaa ma lay bàyyi ñu fàttali ñi nga xamante ne mooy sunuy téléspectateurs que incha allah samedi am na un plateau boo xamante ne exclusivement les reporters yi nga xamante ñoo nekkoon ci terrain bi ak équipe bu campagne électorale ñoo ko fi amal ngir faram-fàccee leen li nga xamante ne mooy campagne bi ak rebondissement yi nga xamante ne yëpp gis nañ ko ci terrain bi ñu leen di woo ngir nga xamante ne ñu xaar émission boobule. waaw Mouhamed looloo nekkoon surprise pour suñu internet Kadioractu TV ak la Dépêche TV comme ni ko Mouhamed amee kon nag yéen ñi ñuy seetaan fii ci Kadioractu TV ak la Dépêche TV on vous donne rendez-vous le samedi incha allah ñu fas yéene leen indil candidat yi ak seeni élection bu ko defee rek ba samedi incha allah. Amis téléspectateurs yu Kadioractu TV amis internautes yu La Dépêche TV merci kon ci teewlu bi topp bi ngeen ñuy topp ak safoo bi ngeen di safoo seen émission campagne électorale ñu leen di jaajëfal di leen di daje demain incha allah pour un nouveau numéro de campagne électorale d'ici là portez-vous bien au revoir.